jël le cas des filles qui font l'objet de viol. Par leurs parents proches. Par leurs parents proches, par des tiers yi nga xamee ni ki il y a une grossesse bi nga xamee ni ki indésirée bu si résulté. Ils ont dit que il faut que ñu permettre ñooñu pour mu bañ porter grossesse bi ñu permettre à un médecin d'autoriser l'avortement. Ça c'est un combat qui peut se boo xoolee du point de vue purement religieux c'est formellement banni par l'islam. Mais pourtant boobu li ma jàpp loi boobu bi ñu ko tegee dañ ñu woon dafa am ay imam yoo xam ne dañ ci d'accord ba jógee nañ leen fii. Bon man gisuma imam bu si d'accord. Donc les femmes juristes man dem naa. les gens vous disent que oui doom fœtus bi nit la bakkan kenn du ko rot bon moi y a cette théorie là. ci séminaire yi budul benn budul ñaari invité naa leen plateau femmes juristes yi ñëw wax am seen ay arguments. Mais man je suis pour l'avortement médicalisé. Mais ñu encadrer que rigoureusement. Mais loolu nooy def sa diine kon. mais xam nga Ndoye pour man religion dafay adapté wu à son temps. Religion. Adopté wu. Xam nga le prophète waxoon na que je parle sous le contrôle de oustaz. Prophète bi nee na ma communauté ne tombera jamais d'accord sur une erreur. dëgg la wala dëgg. Donc cela veut dire quoi est-ce que buñ ko interpréter du benn porte bu ndaw bu ñu ubbi. pour que à l'unanimité quand la société est d'accord pour benn principe. que principe boobu mun a nekk. mais société bii nag du mos a d'accord nag. am na principe yoo xam ne islam mënu. Bon y a des principes immuables je suis d'accord y a des principes immuables. waaw mais y a des léegi buñ dikkaatee fii ci code bi. waaw dañ dikkaat ci code bi. léegi boppam la. ñu ñëwaat ci code. bu ñëwaatee ci code bii nga xam ne dañ ko defar pour sénégalais yi te sénégalais yi xamuñu ko. man dama jàpp ne loolu peut-être négligence la xawma lan la. parce que tamit su fekkee ne da nga tëgg dara pour ñun te xaalis biñ ciy feree pour tëgg ko xaalisu sénégalais yi la te buñ ko defee ba pare sénégalais yi tax ñu def ko tey loi yi nga fi wax yépp ñu ci bari xamuñu ko tey jigéen ñu bari ñi ngi naan dañ ñoo def ni dañoo den fekk na prévaral nañ leen loi boo xam ne mën na leen a protéger ci loolu te xamuñu ko accompagner wuñ ko ak benn plan de communication boo xam dina nit ñi xam ko léegi tey bu ñu ñëwee ci héritage tey waaw code bi prévoir na ko léegi dañuy njëkkee ci ki nga xam ne xale bi nga xam ne judduwul ci buumu sëy est-ce que kooku code bi prévoir na ko pour paaram si kii bi waaw xam nga code bi yëpp la prévoir code bi amul lu mu prévoir kay code code bi code na ni ñu koy critiquer nii loo cherché mi ngi si biir peut-être yaa ko gisul code bi ñaari succession le consacre toujours dans la recherche de compromis parce que boo xoolee këru diine yi dañ bëggoon imposer ñu appliquer la charia comme mode de dévolution successorale mais boo ko defoon code bi day nekk en contradiction avec la constitution parce que constitution bi dafa ni tous les Sénégalais sont égaux en droit quelle que soit la religion etc. Donc mënoo différencier Sénégalais yi selon la religion donc ñu trouver benn solution de compromis indi succession de droit commun mooy bu tubaab bi ou sensiblement égal à bu droit bu tubaab bi indi des successions de droit musulman mais la particularité des successions de droit musulman du code de la famille c'est que kenn xamul fan ko jëlee du charia du doon non du charia on parle de succession de droit les règles de dévolution de la succession solo mais des fois nga gis ay combinaisons yi nga xam ne ni ça rejoint la charia par exemple la ne bu fekkee jigéen nga sa jëkkër laqatu nga am ay doom sumum nga am sumum bi 1/8 la est-ce que tu vois sa papa buy dund nga am ay doom param 1/6 la mais sa yaay buy dund 1/6 la yooyu yëpp dafay rejoindre le droit musulman mais le problème différence fondamentale bi mi ngi ñëw si xale yu judduwul si biir sëy parce que xam nga xale yu judduwul si biir sëy ils sont pas reconnus par la charia hors mariage mënoo donn sa papa débat yi jël na 2 ans si kaawu xale boobu ci yàlla est-ce que day doon est-ce que du doon boo biiralee mère bi ba pare après nga takk ko waaw mu rakk topp si comment justifier cette différence de traitement entre rakam c'est que côté boobu mais côté boobu loolu c'est compliqué xoolal côté boobu Pape Jean côté boobu def nañ ko fii débat 1 mois ma ni leen tàng sax ñi may déglu nañ ma dégloo ak xel Baara mooy imaamu koñ bi
ñëpp a ko respecté ci koñ bi. Ndoye Bane dem tooñ doomi jàmbur. bi may tooñ labat xale bi baaraa ngi gis maa ngay romb. ci buntu jumaa ji muy julli jee ka ñëw. yenn saa yi may def ak moom yëf ci mbedd mi imaam romb na ma. wala ustaas romb na ma. wala waa koñ baa ngi may gis xam nañ suñu diggante ñi ngi ànd. ba xale bi won na lor. imaam ba wala ustaas bi ma gën a yab. daal wala baara ma bu def baara ustaas ba doy imaam bi rek. baara moo ñëw. tudd xale bi. ànd ak ay moroomam ustaasam ñu tudd ko. tëfli ci noppam. ngénte la soo moytu sax ba ñuy yebbi. imaam wala ustaas ba ko tudd yóbbaale na dara. rey xar. togg laax. kenn waxul dara. togg laax yëf ya neex kenn waxul dara xale bi. musique. xale bi di màgg ci koñ bi ñëpp xam ko muy jàng ci koñ bi ñëpp xam ko mu màgg ba nekk magum jëmm kenn waxu ko ni ko baayam waxu ko yaayam waxu ko kenn waxu ko imaam waxu ko kenn waxu ko xale bi màgg ba nekk kilifa. dama ci am benn kaa boo xam ne kaa bu réel la nit kee ñëw fii wax ak man ñu def ci émission. waa ji dafa nekk comme nii noonu la juddoo ñu tudd ko yeeg yëpp. mu nekk ci këram bi muy màgg tantam la gis ci kër gi. yaayam gaañu na muy jàpp na ni tantam ji ci kër gi moo ko jur. mais bi ñu demee ba ci kanam xam na ni tantam juru ko yaayam dafa gaañu parce que gis na ko ci ay këyitam. muy dem mu jàpp ni yaayam ak papaam doon sëy papa yaayam gaañu. moo tax yi papaam ut beneen jabar loolu la def ci boppam moom. mu dem jàng li papaam di liggéey. papaam jàngul woon papa ji dafa amoon alal ju bari. moom mu dem jàng bay gérer alalu papa ji. bi muy gérer alalu papa ji di ko gérer ko ba léewul lépp tantam bi ci kër gi am na ay doom waa ji moo doon gérer kër gi di gérer tante ji di gérer papa ji di gérer rakkam yi. fayal leen jàng defal leen lépp frère am yooyu xamuñu ku dul moom ñu dem ba paa bi faatu waa ji am na compte xaalisu boppam. am na teere yi nga xam ne papa jee ko moom am na ci teere yoo xam ne moo ko moom am na yoo xam ne teere yoo xam ne papa jee ko moom ci comptam am na xaalis boo xam ne papa ma ko moom. am na xaalis boo xam ne moom moo ko moom moo doon gérer lépp papa ji. bi papa ji gaañoo ba ñu war a miraas paa yi ñëwoon di miraas ñoo ko tudd. ñoo taxaw ni ko yow judduwoo ci yoon doo doon mais loolu xool gis nga ni mettee. choc la de. waa jooju mënul naa xaru. waa jooju jour boobu la xam ne rakkam yi nangam ak nam rakkam yooyu jour boobu lañ ko xam. ndeysaan. mu doon affaire u choc boo xam ne waa ji tuuti mu dof man mii la ñëw seeti ñu waxtaan. ñu def ko émission xam nga lu waa ji def. dañ ni leen ginnaaw li leen charia wax charia dani képp ku am jabar njaaloo ba am ca doom charia dalaa war a rey. mu ni paa yi ginnaaw reyu leen sama papa. miraas bi da ngeen ko war a jaarale ci yoon. parce que soo leen rayoon sama papa du am alal ju ñu séddoo. su fekkoon lii charia wax. lan moo tax ngeen war a àtte charia ci man. te àttewu leen ko ci sama papa. question yi la leen posé woon. bi ma ko posé fii gars yi woote na ñi ànd ci lii ñi ànd ci lii waaye dañ leen ginnaaw loolu mun leen ma cee tontu rey leen woon sama papa la nekk sama compte du ma ko jox kenn. waaw muy dëkk. ca la tëdd ca yenn alal ja ba tey jii may wax ak yow. ba tey jii. problème boobu réglé wul. waaw xam nga Ndoye. yow cas bi nga joxe léegi. dafa expliquer complexité droit. dafa compliqué de. gis nga même à supposer que. compliqué ñu miraas. miraas boobu amul effet. ñu bëri xamuñu loolu. miraas boobu pour mu am effet. il faut que ñu yóbbu procès verbal de partage bi. miraas bi. procès verbal li tënk si miraas bi il faut que ñu yóbbu ko si juge bi mu contrôler ko. juge bi day contrôler ndax lii ànd na ak yoon wala àndul yoon. même bu fekkee dañ koo tëral ci charia. tegoo li ma la wax xanaa. code de la famille dañu am seen charia entre guillemets ñoom tamit. kay loolu laa bëggoon. xam nga kaawu xale boobu. moom la ñu tuddee en droit enfant naturel. enfant naturel. waaw da ngay différencier ak enfant adultéré. boo déggee enfant naturel mooy xale bi nga xamee ni ki bi muy juddu papa mag yaayam nekku nu woon si buumu sëy. amoo jëkkër man awma jabar
ñun ñaar ñu seq am doom kooku enfant naturel. enfant naturel dafa wuteeg enfant adultéré. boo déggee enfant adultéré moo di xale bi nga xamee ni ki bu muy juddu kenn si waajur yi mi ngi woon si bu mu sëy. yooyu yëpp code bi daf ko fa prévoir sa code bi partie bi mu ko prévoir yi moo di partie les successions de droit musulman du code de la famille. heureusement ñu tuddee ko du code de la famille. waaw succession ñoo ko pour xale boobu. non xale bii nii. oui xale boobu moom laa bëgg ñëw si sedd bi. ci li mu tëdd nii. te moom laa la bëgg ay millions ci la tëdd de. te moom laa la bëgg expliquer. léegi loolu bu amee ñi nga xamee ni kii ñoo concevoir code bi dañuy ni kii ce serait vraiment injuste ñu génn ko si succession au simple motif que judduwul si kaw sëy. mais pas yi bañ. les confréries taxaw tey fi ñu tey affaire bi indi blocage day dugg du dugg day dugg du dugg bi ñu demee ba si biir. ñoom Senghor ak ñi ko doon conseiller trouver benn compromis bi moo di lan dañu déclarer benn principe ni enfant naturel du hériter. Première position. mais ñu yokk si mais il a droit à une part am na wàll bi nga xamee ni ki dafay tolloog wàll xale bi nga xamee ni ki si biir sëy la juddu. buñ koy jénneel jox ko xam nga yooyu yëfu tappale la. parce que bu nu nee il est légataire. kooku en droit légataire la tudd bu nee mais la situation du légataire moo gën a avantageux sax xale bu judd si biir sëy. mais pourtant nag li ngay wax nii non xoolal maître li ngay wax nii. alxuraan indi na lu demee noonu. alxuraan daf ne su fekkee ne ñi nga xam ne ñooy war a doon yëpp dañoo teew alal ji teew. mu ne nañu sëq ci alal ji. waaw kañ jox jege ñaale yi ak way ñàkk ñi. ñu ne nag kooku nga xam ne dafa ne ci biir te bokku ci. kon kooku kenn gënu koo jege. moo tax am na miraaskat yoo xam ne bu ñuy ñëw ñoom bu ñu xoolee loolu dañuy dajale njaboot gi ci biir ne leen pour suturaal seen papa. coow bañ fee am. nañu sëq comme li alxuraan joxe nii dañuy jël ci alal ji lu tolloog ñii li ñu waroon am seddu ko moom ba pare soog a def seen miraas am na sax benn kilifa bu mag boo xam ci kilifa diine Sénégal yii la mus na am miraas mu demee noonu bi ñu demee wax ji bëri dafa dajale njaboot gi yëpp ne leen yéen ñii di wax ni di rakkiwaa ji suñu rayoon seen baay du ngeen judd parce que fekkoon dañu àtte islam rek seen baay dañ ko waroon a rey te buñ ko rayoon yéen du ngeen judd bay sedd leen ko te suturaal seen baay te effectivement tey bëri na koo xam ne par exemple man mën naa nekk taaw sam papa dem ba ci biir am benn doom boo xam ne ci noonu la ko amee kon dèjà ñeneen ñi sama yeneen rakk yooyu yëpp moom valable tuñu parce que sam papa moom dañ ko war islam moom reconnaître ko parce que dañ ko war a rey waa léegi ki nga xam ne dañ ko war a rey mu juraat fi yeneen doom non kodewul de c'est que nit ñi ñooy ngànk fenn bañ a nangoo xóotal seen gëstu comprendre nga mais ñi nga xam ne comprendre nañ ne comme islam alxuraan moo wax loolu moo ne suñu bu cër yëpp teewee ba alal ji teew ba ñu war a sédd ba ñu war a def miraas nee na ngeen sëq ci alal ji jox way jege ñaale yi ak way ñàkk ñi ak faxiir yi ñu jox leen ci waaye ki nga xam ne moom dañ ne doom la moom mi ngi ci biir ba pare bokku ci loi waaw kooku kay ci deret mi ngi ci mais ci loi bokku ci kooku kenn gënu koo jege moo tax ñi nga xam dañuy miraas te am xam-xam te bëgg bañ famille bu tas ñoom dañuy ñëw sédd kooku ba pare ci biir buñ génnee miraas seen miraas waaw xam nga lu ci bari nag. xam nga des fois cas boobu mooy ëppale ñeneen. waaw. xam nga tamit lu ci bari problème yooyu xam nga yow nit ñi di miraas li ñuy wax rek ni genre doom yooyu en général ñooy woote miraas ma ñooy lal basan ya. ñooy jiite mbooloo ma. fu waaye war a génn ñooy dem woo la nga ñëw toog. en général séddoo bu amee. des fois ñoom dañuy xeeb seen part. des fois question yi ñuy posé wala. li ñuy wax question surtout comment xeeb seen part. c'est-à-dire parce que xam nga lu tax foofu lu ma fa d'accord rek parce que mu nekk ci charia. que mu nekk
ci code de la famille. ku nekk dafa am wàllu boo war a am. wàll yi bu fekkee dañuy góor par exemple damay joxe benn exemple. bu dee jigéen par exemple. jëkkëram nelaw kooku 1/8 lay am. quelle que soit la valeur de la succession. 1/8 bi du changé. bu waa ji amee benn doom rek. bu fekkee moom rek nag la yor. bu fekkee moom rek la moom rek ay ñooy encore que du mu nekk waa ji am na ay rakk. ay rakkam dañ koy doon mais ay rakk dañuy ñëw boo amulee doom sax ay rakk dañuy ñëw. dafa am lu ñu tuddee système élimination. doom bu fekkee succession droit commun nga jël. booboo garaaw si droit commun. moo tax mu ne yëfu tubaab la. droit commun boo amee doom yi éliminé nañu ñëpp si succession bi ba mu des sa jabar. sa papa ak sa yaay bu ñuy dund sax dundoo doon. am na ñaar mu ñëwee tribunal da naan nañ leen appliquer droit commun. surtout bu dee ay boy seen yaay boo leen naan jël leen droit commun comme ça ñu éliminer pas avec mère bi si kaw. sa jabar moo am ab. moo non yéenay demandé. yéenay demandé ban succession lañ leen di appliquer. parce que ñaari succession moo am en droit sénégal. dafa am succession de droit commun am succession de droit musulman du code de la famille. succession de droit musulman du code de la famille mooy exception bi. droit commun bi mooy règle générale. mais fii boo xoolee juge yi. compte tenu de la sensibilité de la question, ku ñëw est-ce que jullit la woon oui donc je vous envoie en possession des successions de droit musulman. Mais ce que les gens n'intègrent pas, droit musulman bu code de la famille bokkul ak charia. ok mais nag sorewuñu de booy xool. mais sorewantewuñu mais si kaawu doom yooyu. foofu rek lañ xaw si kaawu enfant naturel ak kaawu enfant adultéré c'est diamétralement opposé. am na ku posé benn question mi ngi États-Unis mu ne ndax moom bu doomam juddoo foofu mën na am nationalité sénégalaise. na dem consulat déclaré ko fa. consulat sénégalais. na dem consulat sénégalais déclaré buy sëy foofu at une sénégalaise buggul signer pour monogamie mu dem consulat célébrer mariage foofu. waa léegi le consul. et l'ambassadeur c'est des officiers de la civil. mais ñun tamit ñi nga xam ne suñ doom yi comme man suñ doom bitim réew lañ juddoo. waaw. suñu état civil fee rek la nekk ministère affaires étrangères. waaw. mais loolu tam dafa metti parce que ñi nga xam ñi ngi dëkk ci raison yi. waaw. léegi sa doom mënul am fenn extrait de naissance toujours il faut mu ñëw bu. mais xam nga lu tax dañ koy sécuriser grand. moo gën sa doom bañ am këyit. mais dina am këyit parce que déclaré woon nga ko ci ambassade bi. parce que nationalité bi. c'est pour l'enfant né au Sénégal. d'un parent sénégalais qui y est né. donc benn condition bu manqué na il est né à l'étranger. donc moo tax nga am intérêt dem di def consulat bi lu mu sore. non waxuma consulat bi. xam nga di nga ko déclarer ci consulat bi. moom boo ñëwee Sénégal laa wax. pour nga amaat benn extrait de naissance. il faut nga ñëw ambassade non kii ministère des affaires étrangères. léegi nag loolu ñi nga xam dañoo dëkk Tamba ñi dëkk fii ñi dëkk. kon il faut ñu changer code bi. waaw kon looloo tax may wax nag. loolu léegi maître ci affaire veuvage yi ba léegi noonu li ci wax. léegi bu fekkente ne comme par exemple femme bi dañ ko takk. may ko mu àggale man sama doom bitim réew la juddoo. chaque fois boo bëggee kayit. affaire étrangère voilà léegi te ñu am ay gouverneur partout au Sénégal. waaw waroon nañu mën a xool ci raison bu nekk ci gouvernance. xam nga boo xoolee code bi si état civil. l'enfant né à l'étranger dafa am un régime particulier. waaw léegi. dafa am un régime particulier. code bi moo prévoir que consulat bi. mooy transcrire mooy transférer. la déclaration bi ñu def au ministère. pour ñu def transcription fii. boo demee ministère des affaires étrangères. registre baa ngi foofu. transcription baa ngi foofu boo xoolee am na un registre bu nga am fii la nekk. c'est que nag unicité la affaire étrangère rek nga ko mën a am. waaw affaire étrangère rek nga ko mën a amee parce que yëpp dañ ko centraliser foofu. léegi bëri na ñoo xam ne seen doom yi ñibbisi nañ Sénégal. seen doom yi mënatuñu sax xamuñu sax ne. il faut ñu dem affaire étrangère pour ami kayit. dañ naan rek. Gambie mais nag bu fekkee am nga avocat mun nga contourner loi bi. mun nga ko jaarale inscription tardive tout en conservant tous les éléments. ok tout en conservant tous les pour bañ booy bi bu fekkee am na ay diplôme parce que am na ñu koy def aussi ñëw wutal nga yeneen papier diplôme bi am acte de am date de naissance bi beneen mais yow affaire étrangère y a pas de souci en 2 jours il te donne l'extrait. non même xëy ci même jour bi sax mën nga ko am. xam nga mais c'est que dama ne ki nga xam ne moom mu nga. par exemple suñu immigré yi dëkk Kédougou Bakel ay Tamba yooyu sa seen doom yi juddu foofu. xam nga waaw c'est vrai ça moom c'est vrai. waaw dafa peut-être mën nañu alléger. faire en sorte que
autoriser les officiers d'état civil des régions sur la base d'un acte délivré que ñoom ñu mën def transcription directement sur registre yi. loolu parce que loolu war na mën a nekk quand même. que mu am un registre des étrangers dans les régions. Mais ça aussi c'est la loi ñoom mën nañ ko la loi mën na ko prévoir. waaw loi dañ koy xoolaat parce que tamit bu demee ba parce que bu njëkk peut-être li génn ci immigré nii bëreewul woon comme ni mu bëree woon bu njëkk. léegi il y a presque 4 millions sénégalais. absolument loolu tamit moo tax. waaw ba tey ñu def ci affaire kii bi ndono bi. bu fekkente ni par exemple da nga takk suuf. nga am ak kooku njaboot. léegi ku góor ki génn àddina. te xëy na xam nga takk suuf moom yu ci bari du am certificat de mariage. wax mukk ku jigéen génn àdduna ku góor génn àdduna rek. ku góor ki ma war a génn àdduna ndax moo ñu mag suuf. léegi bu boobaa moom est-ce que moom ku jigéen ki ci bopp moom dina am droit ci ndono bi. ak ay doom mu jaarale ko procédure bi ma lay expliquer. régulariser son mariage wut ay témoins dem président tribunal. lan ki nga xam dañ ko takk suuf. waaw ku ñu takk suuf moom na bal lépp suuf. non xayri xam naa takk suuf li ñuy wax takk suuf. mais dina doon 88 628 14 14. ñu ubbi téléphone bi ci 88 628 14 14 ñu ngi leen di xaar. boo régulariser rek après tu bi li wax bari na de takkuñu ko takk suuf li wax takk suuf bari na lool de. takk suuf daal mooy takk laaxatu rek. bari na ku ma takk suuf sax ma jël. bari na presse bari na ci presse bi. maître ñoom ñi ñoo lay proposé takk ma takku suuf ñoom ñoo la koy proposé takku suuf yi nga fiy dégg. yooyu moom généralement su waa ji signé monogamie laa koy faral di gis. là il explique non maintenant à tes risques et périls. encore que à tes risques et périls mariage bi. ça dépend de. yow boo ko nëbbee. nëbb ko ay at. doo ko mën a régulariser. waaw loolu rek laay wax xam nga dafa am lu tudd en droit mariage putatif. boo déggee mariage putatif mooy mariage bi nga xamee ni ki dafa nul. au moment de la formation. mais dont les conditions l'annulation du courir lu dul au jour du jugement bi déclaré mariage bi nul. pendant toute la période antérieure on considère comme voilà. maintenant juge bi jox mariage bi la putativité comme on dit en droit. allo salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. na ngeen def kooku. Mamadou Ndebane. waaw kooku kana. Kayite. wàññil rajo bi wàññil sa rajo. Mamadou Ndebane. waaw kooku kana. man de sa benn sa Mamadou Ndebane. waaw maa ngi lay dégg waaw. na Kayite. ça va alhamdulilah. temps bi ma la bëggoon laaj. waaw. nit si juddoo en mariage. waaw. su fekkee papam toppatoo wu ko. waaw. ndax kooku dina am ñaani papa. su fekkee sa papa toppatoowu la. waa te yow tam faale woo ko. waaw. ndax kooku dina am ñaani waajur. moom ba nga juddoo ba léegi toppatoowu la. ah. waaw. waaw ndax kooku. te nee naa ay ñaani waajur. waaw yow waaye dara lu mu la ñaanal dara du la dal. wax la kan moo lay ñaanal mu dal. ki nga xam ne bi nga juddoo dalaawatul tur. utal la yaay ju baax. di la toppatoo bi nga nekkee xale ba nga nekkee mag. kooku lu mu la ñaanal mu dal la waaye bàyyi boo xam ne ba nga juddoo toppatoowu la ba nga toll ni nga toll. waaye loolu kooku lu mu lay ñaanal. merci beaucoup. oustaz Ndoye Ndoye Bane la wax loolu. dina am ñoo xam du ànd ci li ma wax mais nañ waxante dëgg. mënoo jur doom ba mu nekkee bébé ba ni mu nekkee magum jëmm jéemoo ci dara. après ngay tëkkuwaate. abandonné seen yaay takk jabar ju bees de toog fële abandonné leen xaar ba xale yi màgg toog ci tekki dara nga ñëw taxaw ci buntu bureau naan maay papa. waaw xale yooyu gis nga sa waay gis nga Sénégal gii dañ bàyyi yenn yi ñuy wax dafa yomb. bari na ci de. baay bi nga xam nag daalaa wutal yaay ju baax. nga judd mu doon la tudd lu baax xool ñi gën ci dëkk bi ci ñu baax ñu ñëw tudd la ngénte lu baax mu dugal la école dugal la alxuraan jàngal la. lu néew jàngal la lu baax jàngal la bon ba nga nekk magum jëmm taxaw. baay boobu du moroom.
yaay jooju du moroom. baay boobu xeer la. waa yooyu yaay baay boobu moo gën a dëgër aw doj moo gën a dëgër aw xeer. waaye baay yi nga xam ne abandonné daw seen i responsabilité ba bay bëgg a dee. am na ñoo xam ne dañuy dem ba feebar jaba tension feebar yëpp ne seen ñuy wër seen doom jën daw. am na ñoo xam ñoo gën a kii dañuy nekk xale bu jigéen séq ak moom mu ëmb. ñu daw seen i responsabilité daw déclaré wuñu xale bi. ne juruma ko. waaw ba xale bi màgg tekki ñu fu ne ñu takk rajo yi. may papa man gisoon naa benn footballeur bu mag fii ci dëkku Afrique yi. mais dafa yóbbu papa tribunal ne ko boo tuddatee ne yaa ma jur xam nga parce que tamit noonu la ko def kooku doon na fanaan ci ay marché fanaan lu ne dem ba nekk international xam nga papa ji fu ne mu takk rajo yi bëgg a commencé naan maa ko jur mais après. amoon na benn joueur Arsenal bu meloon loolu aussi. voilà amoon na benn joueur Arsenal. mais ndoy daal c'est compliqué. c'est que il faut que gars yi xam seen ay droit aussi. waaw mais droit yi nag. jigéen ñi xam seen droit. mais droit góor ñi xam seen droit. mais droit yi c'est que droit yi des fois ñi koy wax. et pour man il y a des enseignements qui doivent commencer dès le lycée. pour ne pas dire l'école primaire. le code de la famille le code pénal xam nga dañ naan nul n'est censé ignorer la loi. c'est fou. salaamaaleykum allo. na ngeen def. sant yàlla bu baax. kookana. kii di Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari la. mais sama waa ji ci loo ne. mais baa ngi woon dafa daa yàggee. sawal maa ngi nii rek di bëgg gëj naa laa dégg. honorable monsieur Bane. waaw. ñu ngi nuyu. jaajëf merci beaucoup. nuyu auditeurs yi di la ñaanal rek ndomb ko bu yàlla. jërëjëf. salaamaaleykum ci ndam. merci. waaw li ngay waxtaanee nag dafa am solo ci l'islam. waaw. parce que xam nga boo gisee yàlla bëgg nit ñi takk. waaw. dafa am lu mu ci nam. day bañ nit ñi jaxasoo. waaw. loolu moo indi woon ñu naan nañu takk. waaw ba yàlla bëgg a identifier ñu naan xar mi bàyyam xar mi ñi tamit kii mooy ndem kii mooy bàyyam ñu bañ a jaxas. waaye bu dee da ngay wëndeelu saxawaar rek comme ni ko gars yi dafa nekk saasumaan. topp ci xale yi di original rek di dem. loolu xam nga lislaam du ko nangu. mais tamit di takki jabar di jur di dem rek te mënoo leen a yar. njaboot mais mooy li ma la wax. parce que mënoo comme ni ko am na ustaas yu bari tamit aussi dañuy war a dem mooy di réeral nit ñi. mais dañuy yokk xeetu yonent bi rek ngay dégg yokk ñeenti jabar yor fukki doom ak juróom-benn. ak kenn ku ne nga am ak moom ñaari fukki doom muy ñeent fukki doom ak lu topp. te yow dundaloo leen defoo leen dara amuñu fu ñu fanaan amuñu. loolu sax moo indi mbirum góor jigéen nga xamul. doy na waar de. parce que sa doom boo xamul fu muy fanaan xamoo fu mu nekk. xamoo ci yan condition la nekkee. xanaa ma nga ca àll ma nga xale buy fanaan àll xamoo ci lu mu nekk. kooku bu xëyee suba nekk góor jigéen bu mu la bett. boo xëyee suba gis mu nekk ci àll bi bañ tëdd ko ba may am doom rek di téye kenn xamul ku jur xale yi. baax na. loolu responsabilité de l'islam da lay engagé wu yow parent bi. lu ci bëri parents yi ñoo ko def ndoy baan. nit da ngay xool li ngay def lu mu doon. mais di taxawaal rek am na ci ñoo xam ni am na ci koo xam ne fas na lu ma ñaar fukki jabar ak ñeent loolu ndoy baan. waaw parce que jigéen ñi ñoo bon. ñaar fukki jigéen ñi nga fas ñëpp ñoo bon. parce que fase bee yomb rek. waaw beneen bi nga takku suuf bi nga wax nii léegi kooku am na ustaas bi ma dégg mu di ci intervenir keroog ma ne ko sax xam bu ci bëriwul da ngay bàyyi. mënul leen takku suuf nga bàyyi ba gone yi màgg ëllëg nga toog fi naan takku suuf lislaam nangu na ko fan la ko lislaam nangu. nga yor sa jabar nekk ci biir kër gi ñu ma ñaar fukki at ak juróom sa jabar ji yëgul ne takk nga beneen femme fële. non non. heure boo bëggee dem rek da ngay voyager takk sa bagage. mais na grand takk suuf tey jii mën na maa dem ba Ndar woo imam ba dee Ndar. non néew seet sa woo Pape Jean ca Ndar. yamal piir bàyyil Ndar. woo Pape Jean ni ko damaa bëgg xale bu jigéen fii takk daal koy takk. bàyyil Ndar yamal piir bi nga nekk maire bi. waaw. xam nga takk bi nga tey yëgal sa jabar ay quelque. mais jabar ji rek ko yëgul. ay fan la quoi ay fan la mais non dama ne. waaw su fekkee sa jabar dafa am tension am crise cardiaque nga xam ne lii soo ko waxee mu crise. waaw. ci biir wax léegi da nga ne am na koo xam ne nii li mu wax na baam li mu ko wax yow yaa ko wax ma dee la dégg. waaw. fekk na lislaam wax ko ba pare. lu mu wax parce que yow nga toog ñaar fukki at ak juróom sa waa kër yi yëpp sa doom yeeg sa jabar yëpp kenn yëgul ne am nga fële jabar da nga koy nëbb bañ toll noonu. waaw. kooku yow da ngaa nëbbute lislaam. doy na waar de. da ngaa nëbbute lislaam islamologue yi ñoom Mor Thiam ñu ngi may dégg foofu. kenn ñemewu ko sëy leen lislaam a ko wax. naka nga mën a toogee sa jabar sa ndey sa baay yu ci bari kenn yëgu ko ci.
sa doomi bopp yi dem ba am ñaar fukki at ak juróom yëguñu ko loolu doomi fraudeur la et puis yow imam ba nga doon imam bala may jabar tamit responsabilité bu rëy ngi si moom moo tax oustaz yi bari ñu la laaj ñaata jabar nga am ba nga wax ko ci jàkka ji mais am nga droit boo ko nëbbee une semaine boog une semaine day na mais li ci da nga ko war a wax par force buy dee mu dee mu dee mu xam nu mu def mais amuloo droit di ko nëbb ba xale yi am ñaar fukki at ak juróom nga door na leen nga génn àddina ñëw ñu ne présenté naan doomi diw jël Ndar la nekkoon ak Fuuta la nekkoon ak Louga la nekkoon mais loolu dafa ñaaw daal baax dafa ñaaw sax ci gis-gis même loolu buñ toogee ni di mirage sax dafa ñaaw ci gis-gis te bokku ci parce que kenn signalé wu mën na wut nag ay kayiti comme kayiti tubaab yi nii loolu mu affaire tribunal la ñoom seen atteb adduna la mais ci l'islam moom ñoom Pape Jean waaw ñaari atte nga parce que atte be atte tubaab la ñoom ñoo def seen i kayit am na ay jugement am na ay témoins ñu ne diw sama jabar ñu woon indi certificat de mariage mais certificat de mariage boo xam sa jabar ji nga nekkal ñaar fukki at ak juróom gisu ko da ngaa def loo xam ne génn nga l'islam da ngaa génne l'islam doy na waar de. islamologue mu oustaz moo tam woo ko téléphone mu dugg si biir. d'accord incha allah mukk na leen sam na nga d'accord. parce que da ngaa def loo xam ni kenn ñemoo ko. mooy takk jabar di ko suuf lu ma ñaar fukki at ak juróom ba gone yi màgg. seen waa kër yi kenn xamul ne diw ñoo bokk baay. loolu dafa ñaaw sax mën nañoo takkante. mën nañoo takkante mën nañoo gisee ci place yi def seen yeneen seen tey mën a ŋàññi. jërë ngeen jëf. jaajëf merci beaucoup ñu koy sant ko gërëm bu baax a baax moo ñag gardel question boobu allo. waaw salaamaaleykum. allo. allo waaw. waaw na ngeen def kooku. waaw non damay def tuuti. waaw waxal ci kaw. ma ne. waaw. ma bëggoon demander benn question rek. atia. abandon conjugal. domicile conjugal waaw. waaw abandon bi léegi lan la ci yoon wax. waaw Pape Jean bindal loolu. abandon domicile conjugal ku góor ki ak ku jigéen ki ku ko ci def. waaw ku ko ci def. d'accord merci beaucoup ñu koy sant ko gërëm ñu jël keneen allo. allo Ndoye. waa kooku. waaw non mais man maa ngi dégg waa ngi doon woote nii sànq. waaw. dafa mel ni daf la poser question ci moom est-ce que mën na amaat beneen papa. non dani. waaw. papa ji nga xam ne toppatoowu ko abandonné ko xamu ci moom dara est-ce que ay ñaanam. mën na koo daal. man dafa mel ni lee laa dégg moo tax ma ne naa woote sax. non dani est-ce que ñaanam maanaam man mi abandonné sama doom bi mu nekkee bébé ba moom ni mu nekkee mag. waaw lijjantiwu ko toppatoowu ko. waaw papa jooju ndax su ko ñaanalee lu bon dina ko dal. lu koy ñun ñëpp dañuy naan du ko dal man dama foogoon beneen question lu ko bokk. non loolu la laaj. alhamdulilah. jaajëf merci beaucoup ñu koy sant ko gërëm kooku dem na 88 628 14 14 mooy numéro yi ñu bàyyi Pape Jean dajale li nga xam ne moom moo di laaj yi après mu tontu ko benn par benn tey ñuy waxtaan ci code de la famille livre bi nag dafa yaatu page yi dafa yaatu chapitre yi bari section yi bari loolu lépp mënu fee xaj xam naa ni soo moytuwul samedi bii di ñëwaat dañuy waat beneen borom xam-xam rek mu ñëw toog toj ko bu baax a baax ndaxte mbir mi defe naa ni dem na ba nu mu tuddati dem na ba 425 pages dem na ba 425 pages te code de la famille am na tamit ay foo xam ne avertissement lañ fa def loi numéro 84 19 du xamu lan 2 février 1984 xamu lu tax mun fa avertissement loolu lu mu fa yox noonu am na mu fay avertir dans l'organisation judiciaire du Sénégal. Le droit de la famille avant d'entrer en vigueur. waaw donc dañuy expliquer textes yooyu seen sort lan lay demee mariage yu ñu célébré woon avant. nan lay demee bon yooyu mooy 800 et suivant yooyu yëpp boo ko xoolee moo di beneen régime juridique particulier bi nga xamee ni que moo nekkoon fii au Sénégal avant l'entrée en vigueur moom lay régler situation. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. bu baax na ngeen def. ñu ngi lay ziar bu baax. naa leen di ziar di leen ñaanal. jërëjëf. maa ngi déglu waxtaan bi boobu léegi. mais li may xalaat man mooy. li may laajte mooy est-ce que takku suuf. ndax loolu sax man damay xalaat ndax dagan na wala dagan parce que yorente bi bu muy wax si. dañu bëgg buñ ne diw takk na diw wala diw takkante nag diw. pour mu siiw nit ñi xam. ñu yëgle ko am na voilà. ñu yëgle ko ba nga xam ne xale bu jigéen bi su rombee baara du def xelam. waaw kay merci. foofu laay gisee. man la Imam Ndoye Bane waaw.
waaw léegi su loolu am kon léegi man su fekkee ne baara takk na kee te man yëgu ma woon ne baara takk na ko ma dem bëgg koo takk. léegi ñu tas fa léegi. mais ne xoolal takku suuf gi nag su waaye suñu koy wax. ci jabar ji ak mbokki jabar ji yee rek lay suufee de. déedéet takku suuf moom li ci islam wax rek ki waral takk li mu ci wax buñ ko teggee rek teggi nañu yoon. ah kon suufee na. dafa am ku indi takk. waaw koo ko waral ñuy takk. ku indi takk nag bu ne fekkee ne yow samp nga sa kër ne lii laa fi bëgg ñu def. waaw bu ko defut jàdd nga yoon. ah doy na waar de. tey jii man su ma takkee bàyyee fii jabar dem ba Italie ma takk fa jabar te sama jabar jii ne fii yëgul ni takk naa jabar. boobu doy na waar de allo. 88 628 14 14 mooy numéro bi boobu it doy na waar laaj yi bari na mais tout le temps ni ñuy wax rek maître Pape Jean mu jël ay notam. parce que dëkk bi ñu gars yi sama classe gi dañ fee bari. lu bare bari xamuñu ko te dañuy tañax di ñi ngi dem rek. muy jigéen ñi surtout les femmes. surtout jigéen ñi ñoo gën a sonn ci code bii. billaay fi leen tëbee bari na ëmb juróom-ñeenti weer. bëgg jël sa doom yóbbu ko France. wala yóbbu ko Italie. ñun la il faut bàyyam signé yow gëj ngaa gis bàyyam yaa 20 ans. waaw gisoo bàyyam déggoo bàyyam. xamoo ci lu mu ne mais code bi prévoir na ko. bu dee étranger la bu fekkente ne par exemple ku góor ki moo dëkk fii takk fi italien wala français. bu bëggee yóbbu doomam. waaw ñoom du ñu laaj droit parent bi. waaw man loolu maa ko gis. ku jigéen ki. déet bu fa xam nga xale yi ay mineur lañu. waa ji dafa nekkoon Italie italien bi ñëw fi indi ñaari doomam. jour bi italien bi bëggee yóbbu ñaari doomam. laaj ñu ko autorisation parentale ku góor ki. non ku góor ko jël rek yóbbu ko. non ku góor ki kenn la yaay exercer puissance paternelle. non ku góor lay explique. xoolal ku góor ki yow tey jii Jean Christophe su la takkee. fekk fi ngeen am doom. su bëggee yóbbu xale yi Jean Christophe kenn du ko laaj. autorisation moom ci boppam moom mooy bind rek. que ni wane ni moom moo jur xale yi. waaye yow tey jii yow sa bopp. man moo ko yóbbu man yow mënoo leen a yóbbu. foofu la kon yóbbu xale yi dañ la daan autorisation. lan laay wax. waaw léegi nag loolu nag. parce que puissance paternelle bi moo tax. waaw puissance nag papa ji mënu ko ëpp puissance. jigéen gi mooy italienne. jigéen gi mooy italienne. waaw jigéen gi yóbbu na doom ji sans autorisation parentale. xanaa dafa déclaré enfant yi à son nom. déedéet pourtant. ñoom ñaar ñoo ko bokk jur mu nekk problème bu métti. laal bëgg tu ba dee c'est possible mais gis nga loolu noonu aéroport bi bala nga fee jaarale xale. loolu dama doy baal jaaxal na ma problème boobu kay maa ko traité xoolal ba waa ji tëdd na ci kaso. ma pare tamit benn affaire moo ci am doy baal am na góor ñoo xam ne dañ naan bàyyi ko rek day tiital di ma wane ni ma am naa xale bi bu ko waree ñoom ñaar ñoo ko bokk jur mu nekk problème bu métti. laal bëgg tu ba dee c'est possible mais gis nga loolu noonu aéroport bi bala nga fay jaarale xale yi. jaajëf merci beaucoup Mayoro. waaw c'est la première fois nag ma participer ci. merci beaucoup Mayoro. mais sa gars yooyu nag maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. gars yi borom bagage Ndoye. Ndoye fi nga génn yow sa xamoo ko. gis nga loi bi dañ koo war a waxtaane ba ñëpp xam ko. man kay semaine yi yëpp soo moytu semaine yi yëpp moom laay waxtaane. Ndoye fii sax bu ci yam dimbaleel Sénégal yi lillahi wa rasul. ñu waxtaani loi yi policiers yeeg. loi yi ci dëkk bi daal nañ ko waxtaane nit ñi xam ko. please. sama waa ji nay wax ci olof nit ñi dégg ko parce que nit ñi sonn nañ. nee naa ko mu wàcce bal bi jour nit a ngi xeex ci droit am. fekk moo tooñ te mi ngi ciy xeex. nga gis koo xam ne dañ koo tooñ ba pare te xamul ni dañ koo tooñ. waaw loolu la de bari na fi de. waaw man daal vraiment maa ngi déglu émission bi. merci maa ngi koy rafetlu. merci beaucoup. waaw maa ngi koy rafetlu maa ngi jaajëfal nag sa invité yi. nañ gën a veillé ci loolu. vraiment man. am na solo apprécié naa ko daal apprécié naa ko bu baax a baax. merci beaucoup. waaw di ziare groupe bi yëpp. jërëjëf asalaamaaleykum. merci beaucoup 88 628 14 14 mooy numéro bi allo. 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 oui. Ndiaye bonjour. bonjour kooku. monsieur Watt. Watt fooy wootee. Watt. monsieur Watt kilowatt Watt heure waaw Watt. maa ngi woote je suis l'officier du centre principal de Pikine. ah oui ñu ngi lay ziar bu baax. Zalika ma ne. waaw. dama ko mettre ñëwaat sur le certificat de non inscription de naissance. non inscription de naissance. il m'a parlé qu'il m'a dit dafa wax ne c'est à partir de 6 mois. pour le jugement de certificat de jugement. alors que jusqu'au 45e jour. Et à partir du 46e jour que le certificat, que la déclaration tardive est effective. Jusqu'à 12 mois.
Et à partir de 12 mois maintenant qu'il faut avoir le certificat de jugement. Et il me semble entendre qu'il a dit 6 mois. Je ne sais pas nag. D'accord dina ci ñëwaat incha allah. Merci. Merci beaucoup doyen 88 628 14 14 ñuy gën a baax sunu grand Samba Gningue ñu ngi koy jaar bu baax a baax sunu père Samba Gningue ñu ngi koy nuyu bu baax 88 628 14 14 mooy numéro ji bu baax a baax ndaxte baara émission bii de bala nga ci génn di nga am problème parce que dugg nga ci loo xam ni dugg nga ci gaal goo xamul. ndaxte affaire yi dafa lëj. te nit ñi dañuy dox di dem rek te sunu dëkk bii ñun dañoo jaxase. dañ ko war a lijjanti moitié tubaab lañu. moitié arabe. moitié ceddo moitié ceddo. maanaam da ngay gis Sénégal da ngay gis ñetti civilisation sénégalais bi. soo ko xoolee doo xam ndax ab arabe la. doo xam ndax wolof la maanaam wala su ma nee ceddo mooy wolof ak. ñoom seen doo xam ndax ab tubaab la. waaw léegi bu àjji ma jotee arabe lañu. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ndoye Bane. oui. alors sëriñ bi li mu lay wax na nga koy déglu dafa am loo xam ne toju ko. mariage ñaari façon moo am ñaari façon donc. mariage célébré et mariage constaté. mariage constaté nag 165 la. boo defee ci suuf la rek boo defee ci boobu ñu constaté ko par dossier d'état civil. am na leen lu am importance. loolu les époux l'union n'a pas été constatée ne peuvent divorcer même par consentement mutuel. waaw mooy sëy boo xam ne. teguñ mënu ko tas. même par contre miiraay bu ko defee indi la ay problème. am na leneen lu ko la wax muy mariage locatif. mooy mariage pour célébrer pour rire. wala mariage pour nga am nationalité wala nga am mariage pour nga am dara. li ko indi tubaab bi dañ leen daan tere ñu sëy ci àll bi. benn gouverneur bu nekkoon Guinée. takk ñaar ñu bokk ndey ak baay. déet waay. waaw ñu tuddee ko le mariage de. mariage. allo. mag jar naa bàyyi cim réew. alors loolu. ñaari bokk ndey bàyyi tubaab bi toj leen Afrique de allo. allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. kooku. Ndoye maa ngi laa ziare. ko kan la. ci sa benn confrère rek. confrère waaw. maa ngi laa ziare di ziare sëñ Baara. jaajëf. waa Afia FM. merci beaucoup. en tout cas thème bi am na solo. xam nga ni nga ko waxee rek kii moom boo ñu doon développé fii ba déwén moom du jeex. du jeex de. te ñëpp du ñoo am problème yu mel nii. léegi damay laaj maître tamit aussi. comme quoi que tamit nga nekk ak sa soxna. bon peut-être mu dem xamoo ci moom benn mu yóbbaale aussi sa doom. te yàlla def aussi muy ñaan divorce. xam nga léegi loolu nag laa bëggoon aussi mu leeral ko daal bu leer. dafa yóbbu sa doom ba pare di ñaan divorce. waaw ça fait 4 ans sax ah. fu mu ko yóbbu. bon mi ngi ci raison yi rek. mi ngi ci dëkk bi. waaw mi ngi ci dëkk yi. waaw loo ko def ba mu ñaan divorce. non yàlla xam na ne dafa mu ko dara. parce que bi muy dem seen kër. yow mayoo ko. non mayu ma ko non temps yi sax ñoo ngi tribunal quoi temps yi ñoo ngi tribunal parce que ñoo mën certificat. mën a côté boobu nag man góor ñi dama leen ciy xaw a mere. man jigéen su ma sentiree ni xoolal su ma yëgee. yëg bu ndaw ka ni yow noboo ma. wala ngay foye may ma sama baat bala ngaa daaneel ma may la ko. waaw mais ok c'est-à-dire Ndoye souvent loolu sa slogan la booy faral di wax. waaw. mais xam nga tamit aussi loolu c'est très important. da nga am beneen jabar. non. waaw maa tawul ma beneen jabar sax. mais jigéen bu tax. waaw vas-y non xam nga c'est-à-dire loo gis rek dafay am cause ah. dafa am leneen loo xam ne nii bon peut-être lii gars yi naan kon day yomb trop. waaw d'accord léegi li ma bëgg a laaj mooy. waaw kañ nga ko gëj a gis. non yàggoon na parce que numéro téléphone am yi ma jotoon na am yëpp yoratuma ko woon. xam nga ba bi muy bëgg a divorce daal. waaw laa koy soog a déggaat affaire yi. léegi yow xam nga fi mu ne. non actuellement sax fi ñu toll nii tey mi ngi ne Ndakaaru mais mënuma la kër gi nangam loolu fi la nekk nangam est-ce que xale bi est-ce que yaa ngi sa doom jooju mu yóbbu est-ce que yaa ngi ko doon dundal yaa ngi def ci moom maanaam sa loxo mi yaa ngi doon joxe li la war. non xam nga loolu am na benn jour yaa ngi koy wax. waaw léegi koy dundal da ngay xam fi ngay jaar. waaw ba dundal ko. xam nga mais koo xamul fooy jaar. parce que nee naa la numéro mi mu yoroon yëpp da ko éliminé. xam ana numéro papaam ak yaayam.
non papaam ak yaayam yoruma seen numéro. laaj na la loolu la ci diine wax. waaw loolu lan lañ ma ci. loolu la ci diine wax. non waaw mais xam nga man ko quand même kuy déglu sëñ Baara. waaw. souvent dina lay indi ci wàllu diine. waaw. loolu diine moom interdit wu ma. parce que kooku mën nañ ne dafa ma abandonné la ma def. dafa dem bala. waaw dafa dem ba ma. sumeekuwul. waaw non sumeekuwul. yow bi mu la ñaanee baat loo ko wax. non xam nga kaay yi ñu may ma baat kenn mësu ko dégg fenn. dama ni bi mu la ñaanee baat ni la man maa bëggatuma may ma sama baat. waaw déggul ma wax. moo tax man la. xam nga maye baat du téléphone. waaw. da ngay toog say waajur toog mën na ko nag gis boo ñëwee boo ànd ak say waajur. waaw. ma may la baat. xam la loolu mosu koo def. ay parents fexe naa jéem a jokkoo ak ñoom ba sonn. xam la mënu maa jokkoo ak ñoom. parce que papa ji mi ngi Gambie te déggul olof quoi aussi. xam nga problème boobu daal. moom laa moo tax tey bi ngay invité maître ma ne ko nag aussi il faut ma woo ko laaj ko. parce que nag fi ñu toll nii ñoo ngi tribunal maam moom parce que vendredi bi sax laa ko doon domaine suñ ko gaal bi ñu doon wax noonu dinay ñëwaat parce que moom bi mu génnee kër gi est-ce que utoon nga huissier pour wane ni sa jabar jël nay bagage am dem na kër gi. non jotuma def loolu. loolu nga waroon a def nag. waaw parce que non xam nga bon loo foogul rek. loo foogul même avocat bi ma jokkoon sax loolu la ma waxoon dafa ne ma da ngay dem bu ñu lay joxee convocation bi sax da nga waroon a dem wut huissier ñu defal la loolu quoi. moo la yóbbu au tribunal wala yaa ko yóbbu. waaw non moom moo yóbbu tribunal. moo yóbbu tribunal. non seulement. wala xam nga moom bi muy dem. ma wax la bon dese papaam moo ko yóbbu woon. bon peut-être xam nga son joolaa rek. bon mu am 40 jours. yoo xam ne dafa tombé woon ak suma dëju yaay. dewuma ci dëj ba. loolu daal moo indi. demoo ci dëju papaam. waaw. après. dafa tombé. waaw sama yaay décédé. c'est yow comme papaam dafa décédé 40 jours sa yaay décédé. déedéet 10 jours la sama yaay rawanteeg moom. yow ba papaam décédé est-ce que ànd nga ak moom dem ca. déedéet boobu déggul wax boobu maa ngi ci décès. kan moo njëkk a am décès. man maa njëkk a am décès. waaw après. waaw moom après papaam gaañu. ñaata temps. bon 10 jours la ñu rawantee. ba sa papa kan koo dese woon sa yaay. waaw sama yaay. bi sa yaay décédé moom ma nga fa woon. déedéet mbokkam kenn gisuma ko. dama ni moom laa wax moom bi sa yaay di décédé fu mu ko fekk. non mi ngi woon sama kër. mu yaa ngi moom ca dafa dëj ba fa la ko fekk. waaw dëj ba fa la ko fekk mais moom demul yow tam demul fan. demul sax demul suñu kër. lu tax. ah non fi laa ko bàyyi woon bi ma ñëwee nag. bi ma ñëwee. lu tax newoo ko nen dem. non xam nga loo gis rek lu nekk am na lu ko waral. xam la. parce que moom peut-être sëb la ko bënn nga ca biir. ma nga ci biir ma ngoo ko. waaw parce que ginnaaw say waajur gaañu ne demul. waaw demul yooyu itam da ko doon fayatoo bi bàyyam gaañoo demoo. non lu question fayantoo sax mais après. yow bi bàyyam gaañoo yaa ko waroon a nag gaare oto dugal ko ci ànd ak moom dem ci dëj ba. waaw mais booba nag yow aussi Ndoye Bane. waaw loolu déglu ma xam nga sama yaay dafa gaañu. waaw ba mu am 30 jours. 30 jours papaam soo ko gaañu. waaw loolu diggante boobu war ngaa mën a dem nag. 30 jours non seulement gaañu moom xam nga ñoom 40 jours la ñuy saraxal. waaw mu tombé suma 40 jours yaay. waaw ma voyage yi. waaw dem ñaaneeli suma yaay. waaw. xam nga ci diggante bi ma ñëw dans 3 jours 4 jours. ma war koo yebalaat mu dem. non bee moo bees nag. bee moo bees. ginnaaw bee moo bees. non boobu 40 jours la moom it. mais waaw déglu ma sa dëjub goro da nga caa waroon a dem nag. waaw d'accord mais nag yow situation yi nag yenn saa yi te xam nga fii Casamance daa sori nag yow it. lu mu sori ba ngay takk da ngaa demoon. waaw. waaw léegi dégg su bàyyam gaañoo doo dem. non waxuma ne du ma dem mais déglu ma. situation moo ma jàppoon xam nga mënu ma. ko bëggee jël da ngaa dem ba Casamance. ba koy labat daan dem ba Casamance yow xanaa ancien militaire nga. déedéet dama ancien militaire de ancien ndongal daara laa man. ancien ndongal daara kay amul ancien. kay ancien ndongal daara laa man daara moo ma yem. waaw kon baax na léegi li ngay laaj mooy abandon bi mu def. waaw mais waaw xam nga ba léegi fi ñu toll nii ñoo ngi ci kii dédommagement sax lañ ma doon laaj. waaw xam nga bon man leen nag léegi amul problème ma mayaan leen ma renvoi ma demaat duwaat. waaw mais boobu ba léegi demaatuma. lu tax demoo. non boobu dama jóge Touba xaw a jagat. est-ce que xam nga soo demul tribunal dina tas say bi sa ginnaaw. waaw mais amul problème loolu amul problème boobu. waaw nga ci am ay daan de. ba pare da ngay am ay daan de il faut nga dem suñu la wooyee demal rek. non danaa dem jëkkoon na maa dem. waaw soo demee loo wax bi dama ko bëgg ba léegi dama ko nopp ba léegi. non loolu waxuma ko fa sax dañu maa laaj li kii lu mu wax ma leen noo ànd naa ceeg moom. ànd nga ci tas gi.
waaw ànd naa ci ak moom quand même. waaw kon kay jarul. c'est-à-dire non xam nga man lu ma mënul woon a comprendre rek. waaw bon woon na ma ci benn kër frère am affaire yooyu. waaw mais dem naa fa. ñu ne ma may ko baat man leen non xam nga may baat boo loon àndoon yéen ñaar ñëw. bu boobaa ma may ko baat. waaye kaay ñëwal may sa jabar baat loolu man musuma koo gis fenn. te yow même bi ma koy takk yow mii xawma la woon. xam la bu ma la xamoon sax à la rigueur mais sëy naa ak moom ba am ak moom doom ba ñu am 9 at juróomi at man xawma la kon maa ngi lay soog a xam kon yow du yow yaa ma war a man tas doo sëy bi. xam la mais su fekkoon ne ci parents yi wala tante yi nga xam ne ni fan lañ ma yebaloon moo naa faa dem. xam la wala ñoom ñu ñëw na ma taxawal may ko baat ma may ko baat. mais loolu tant que amul nag. du moom mayee baat ci téléphone ak affaire yi ainsi de suite. mais soo ko defulee te tribunal dina ko tas de. ah waaw loolu amul problème. loolu amul problème kon kay mais non seulement non xam nga lan mooy suma problème. waaw est-ce que yow doyal nga ci ndaw si nañu waxante dëgg rek gars yi. wallaahi lu asim wallaahi lu asim bu ma ci doyalu woon. dana ma jaral lu nekk. wallaahi lu asim. mais man li ma intéressé mooy suma doom. ok d'accord. man suma doom moo ma intéressé. d'accord mais waaw soo demee nga wax loolu waa tribunal rek. ni leen dama bëgg am droit gis sama doom. voilà loolu rek mooy suma problème man. d'accord merci beaucoup sama waa ji. ok jaajëf. jaay yàlla na yàlla may keneen ku gën rek. amiin yaa rabbal aalamiin. kenn ngi fi de xayree ngi de kii mu xayr xamante nañu maa ngi moom bu baax on se connaît. xamante nañu bu baax kon dinaa la ko jox amul benn problème laajuma la dara nag laajuma la dara allo. laajuma la ci dara waaw mu ngi nii dama koy joxe rek. yomb na de. dama koy joxe rek moom allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. monsieur le maire. waaw kii employé Youssou Ndour la de maire baa nga Pire. waaw kon monsieur Ndoye Bane. kookal la. kooku de sa frère la Samba Gningue. kii de sama kii mooy sama employé la moo yor état civil bu maire bu Pire. vraiment di la sargal à travers la rajo. di rafetlu vraiment sa taxawaay. merci beaucoup mon père. et di xamal population Sénégal bépp. que ku mel na yow. jafe na. te que donc dañ lay ñaanal yàlla. amiin ba lii nga nekk. amiin à chaque fois yàlla di la ca may ndam. amiin. ndax thème boo indi rek. waaw. dañuy gis ne. lu ñu soxla la. population bi ñëpp ko soxla. waaye tey da nga indi benn thème boo xam ne. lu ma ñor la. muy affaire état civil. xam naa ne nag. amal na la importance. torop. parce que bi nga dikkee yàlla may la ndam ci biir. waaw. la nga jëkk a wax ba nga dikkee état civil nga jëkk recevoir. wax nga sa bëgg-bëgg ak sa yéene ci état civil. kon tey boo toogee fii di wax ci affaire état civil. man dina ma jaaral toog ba 4 heures du matin. pour mën a dugg encourager la. li ngeen di waxtaanee tey nag. muy affaire mariage. dafa bari ay problème ci ñàkk a xam donc. moo tax problème yooyu di am. ma indi rek benn kii bu ndaw. ma bëggoon tey bu paasee. boo mënee waxtaan ak sa directeur. ngeen changé heure bi. parce que dafay thème boo xam ne lu amal importance population bi. lu population bi war a diglu la. ci heure bii ñu bari duñ ko mën a diglu. ñi koy diglu en général. du doon ñoo xam ne nii peut-être dinañ ko mën a topp trop. puisque ñu koy soxla. mooy bëccëg bi lañ koy mën a diglu. wala yenn heures yi. ndax mariage bi ngeen di wax. tey boo demee tribunal bu Tivaouane bi nga xam ne man. foofu laa xam. effectivement. mardi la ñuy def audience mariage. mais mardi boo demee. day mel ne màggal bu tas. lu tax. jigéen ñi dañuy indi seen jëkkër yi. waaw. pour ay divorce. moi je te dis que da nga fay dem président nga soxla ko 9 heures. waaw. ba 15 heures. muy tasi sëy. doo mën a jot ci moom. président bay tasi sëy. pourquoi. parce que c'est normal aussi. li tax ma ne c'est normal aussi mooy dañu wax léegi affaire u mariage. waaw. ngeen wax par exemple mariage. waaw. takk suuf. waaw.
mais takk suuf boo gisee muy am. waaw. c'est parce que dafa am loo xam ne nii officier bi daf ko war a def. ñii sëy aussi war koo def. te ñoom defuñu ko. effectivement. puisque li tax. mooy takk suuf bu amee rek dañu sukkandikul ci article 60 alinéa 5 c'est le premier. pourquoi. parce que dañ wax ne bu fekkee ne par exemple mariage mi ngi am. waaw. l'officier d'état civil war na dem constater ko wala mu envoyé un représentant mu dem constater ko. bu loolu doon am yenn problème yi du am. te buñ ko defee ba noppi. les couples bu ñu dikkee ci état civil bi. ñoom nu defar nu célébrer mariage bi foofu nu ci mariage bi ba pare. l'officier d'état civil dafa war a porter mention. ci naissance su époux bi ak épouse. envoyé ko bu fekkee épouse bi dafa dëkkul commune Pire. waaw mu dëkk par exemple Mekke. waaw mais nan ko envoyé mu porté ko ci mention. naissance su épouse bi nekk ko. su ko defee bu ëllëgee bu ñu ubbee registre naissance am. dinañ xam ni kii marié la. bon divorce bi aussi. damay approché rek daal. divorce bi aussi nit ki bu tasee. bu defee divorce. dafa war a indi certificat de divorce bi. parce que yu bari du indi certificat de divorce. mais certificat de divorce boobu boo ko indiwul ci état civil bi mu dugal ko ci registre bi. porté mention bi. mais bu ëllëgee. lan mooy prouver ne sëy bi tasoon nañ ko. amul leen lu koy prouver. donc loolu tam lu am solo la. naissance bi aussi kenn ki am na lu mu ci wax léegi. puisque dañu ne par exemple déclaration normale. 1 mois franc la. mais quelquefois 1 mois franc boobu. dina tomber ak samedi wala un dimanche. wala weer comme février nekk le 28. mercredi le 1er. donc moo tax ñu ne. 1 mois franc mooy déclaration normale. mais boo demee ba 1 mois c'est-à-dire 1 mois 45 jours. waaw. loolu da ngay def déclaration tardive. da ngay porter à la tête di kii nga def déclaration tardive. ça peut aller jusqu'à 1 an. mais bu amee 1 an rek. foofu ngay demee ci état civil bi. nga wut certificat de non inscription de naissance. avec les photocopies des parents plus les 2 photocopies des témoins. moi je crois que kooku 1 an la. beneen bi ci dañuy wax ne par exemple qui peut déclarer son enfant. ma gis ne léegi foofu maître wax na léegi. foofu coow la de ah. maître wax na léegi. waaw. mais foofu war na bañ a am coow. puisque dañu ne ci article 50. waaw 51 alinéa 1. que kenn ku ci nekk. waaw papa ji mën na déclarer. yaayam mën na déclarer. le chef de village mën na déclarer. la sage-femme ou la matrone mën nañ déclarer. wala un naissant quelqu'un boo xam ne am na information bu précise. ci naissance su xale bi. puisque li tax mooy bu ñu xoolee ne par exemple déclaration de naissance dafa am léegi maître wax na ko naissance naturelle. un enfant naturel. am na un enfant mort-né. am na un enfant adoptif. am na un enfant boo xam ne nii à naître. maanaam xam nga déclaration dafa yomb dafa yomb. mais est-ce que amul sew déclaration mort-né. xale bi juddu rek. waaw. gaañu mort-né. waaw. mooy ki indaaliwul bakkan. waaw. mais kooku dañ koy déclarer. xale bi nga xam ne xam nga lu yoon dafa yombal yëf yi. Ndoye Bane ma lay remercier parce que rek a wax ne. ci jur doom. waaw. jéemu ci dara. waaw. bàyyi ko xale bi tardé di rayanteel boppam. waaw. ba lijjanti boppam ba ëllëg mu réussir nga weññu ko naa ko maa la doon toppatoo. te yow këyit sax mënoo ko woon a wutal. mooy ci kuraatal kooku man bu doon man boo dikkee di ma reconnaître du ma nungu. parce que yoon dafa la wax na la. xale bi nga xam ni yow papaam dafa nekk bitim réew. bàyyi jabaram wan na lor. waaw. xale bi juddoogul
waaw mais may nan la papa ji. waaw yow bu la neexee bala ngay def. waaw nga dem déclarer sa doom. waaw loolu la ñuy wax déclaration d'un enfant à naître. xale bi juddoogul sax mën nga ko déclarer. waaw kii juddoogul mën nga ko déclarer waxantuma la ki juddu. mais yow kon lu tax bi sa doom juddu ba 1 an mënoo ko déclarer. sàggan. mais kooku itam vraiment lu nu war a seetaat. war nañ cee tegi daan de. mais justement. waaw loolu mooy am. donc ma bëggoon daal. waaw. guddi na. waaw. dama doon dugg rek pour vraiment sargal la. merci beaucoup père. di la encourager. merci beaucoup mon père. di la wax ne la thème yu mel nii. bu ma sañoon chaque samedi nu def ko. mais nu changé horaire bi. su ko defee ñëpp mën koy diglu. puisque population Sénégal il faudrait une fois encore. nu sensibiliser leen. ci ce que c'est l'état civil. lan mooy. code de la famille xale bi. ak lan mooy devoir parent bi. ok donc une fois encore merci. et di la ñaanal yàlla na la yàlla jàppale. merci beaucoup. yàlla may la mission bi nga yanu yàlla jàppale la ci bëgg am ci réussite ci am nañ ci yaakaar. man am naa ci yaakaar bu wér a wér. ci xam naa ne yàlla dina la ko defal. incha allah parce que taxaw nga pour jàppale. la population du Pire taxaw nga pour le Sénégal. yàlla na la yàlla may ndam ak ñi nga àndal leen. merci merci beaucoup mon père. kii mooy père Samba Gningue. moom moo nekk ci état civil ba ca Pire. ñu koy sant di ko gërëm mu cay liggéey bu am solo. maître xam naa ni question yi su fekkee bareegul ñuy wootee dañoo bari lool. waaw ligne bi dafa saturé lool sax 88 628 14 14 ñu bàyyi la nga jukki quelque rek ci yenn yi rapidement rek. waaw bu su kenn ñëwee ñu jël ko. waaw Ndoye xam nga mooy li ma la doon wax. dégg nga li ma la wax ci ligne bi. allo salaamaaleykum. jëlal ko. allo Ba. waaw. ñoo ngi si jàmm. ñu ngi sant bu baax. man la Basirou Faye di woote Fatick. Fatick waaw Basirou. mais yéen a ngi si jàmm. ñu ngi sant bu baax Basirou. voilà dafa am question bu bëggoon a laaj ci maître. maître way. mooy dafa am lenn cas boo xam ne man xam naa ko. am moroomam mooy mu koy dund nag. mu nekk stress ci moom. mooy moom buñ koy mayee moom. ci côté ci WhatsApp la déggee ne dañ koy may. ci groupe WhatsApp bi. ci groupe WhatsApp bi. non déggee ne moom dañ ko may billaahi. loolu nag papa ji moo ko def. xam nga rek li ñu war a waxtaanee mooy. ngóora si côté mbokk yi ne. yow am nga ay doom mais da ngay def ay ngóora di maye say doom yoo xam ne. manque de respect. voilà léegi nag moom fu mu nekk nii. moom baa ngi ci moom. mu ñëw papa ji dàq ko. te moom nee na. fii bu muy sangu suuf. du sa yëngu buñ ko tàkkal noonu. du mën du ko bëgg ko tey bëgg ko ëllëg. léegi nag moom fu mu nekk nii. ku ñëw pour seeti ko. mais loolu nooy def. paa bi dàq la. paa bi mooy dàq. xale bi majeur la. majeur la ku mag la. war naa am ay 30 ans yooyu. xaaral su waay dina ñëw ci émancipation après. voilà côté boobu daal laa bëggoon tamit ñu leeral ko tamit parce que mu ngi toj Sénégal tamit. côté boobu jaajëf merci beaucoup allo. allo waaw. waaw kooku. waaw ma ne dañu coupé léegi loolu wax affaire le mariage putatif fii de Guinée. waay. foofu la mariage putatif jógee. nga ni tubaab bi dafa takk ñaar ñu bokk ndey ak baay. ñu bokk ndey ak baay après mu am ci doom. mais alors seen doono ga la problème bi am. foofu la droit tuddee mariage putatif. li nga jël dafa yaa lool sax fi ne mal à l'aise le maître moomu toog. gis nga chinois. waaw xam nga kañ lay déclaré doomam. waaw. bu juddoo ba am 7 weer parce que juróom-ñeenti weer yi ñu ko ëmb da koy allo. allo. waaw. bu juróom-ñeenti weer yi ko yaayam ëmb. waaw. c'est-à-dire bot. réseau bay daw. loolu. réseau bi day daw papa. nga ne juróom-ñeenti weer yi mu ko ëmb. allo. oh là mi doon wax lu am solo waaw Pape Jean rapidement.
waaw rapidement ci li ma la doon wax c'est des questions assez sensibles. c'est ça. moo tax boo ko soulever rek. la population dañuy réagir. parce que dafay nekk ay faits yi nga xamee ni kii dañ koy vivre au quotidien wala seen mbokk di ko dund wala ñu am di jàmm wala xarit bu samedi moom il faut ñu wutal nga wutal ñu keneen ko mel ne yow bëccëg thème bi guddeeg bëccëg la ci yow. waaw heure bii sax la nit ñi gën a concentré wu. bon donc ki jëkk intervenir dafa wax ci affaire abandon du domicile conjugal. léegi moom moo ni foog na jabar ji dafa dem 4 ans. bon donc ñu bare li ñuy yaakaar moo di abandon du domicile conjugal moo di ku sa jabar xëy suba jénn dama bëgg nga xam ni ñi nga xam ni abandon du domicile conjugal ñi koy constaté baaxul. parce que toog ba mu neex la nga dem jëli sa huissier. ñëw ni que sama jabar mën na am sax sa jabar dem marché nga ni que ça fait 4 weer nekku fi sosal que alors que ndaw si marché rek la dem. est-ce que tu vois rien que pour après mën a demander le divorce pour abandon du domicile conjugal du demee noonu bu sa jabar génnee sa kër parce que dañuy xam ni droit de la famille dafa imposer une règle à la femme. La femme mariée est domiciliée chez son époux. ou dans la résidence qui lui a été choisie par celui-ci maanaam si biir sëy jigéen fi ko jëkkëram tànnal fa la war a dëkk. amoo droit dëkk. feneen fi nga xamee ni fu mu mënti doon ak fu mu mënti doon. su sa kër baay gënee neex bu sa kër baay gënee neex tamit. amoo droit sa jëkkër bu la nee si néegu ñax bi ngay dëkk. si néegu ñax bi ngay dëkk. benn hypothèse rek lañu la permettre nga am un domicile séparé c'est kooku juge bi moo la koy autoriser. bu fekkee fi la sa jëkkër tànnal dafa présenter ay dangers d'ordre physique ou moral. dans ce cas tu peux saisir le juge naan kër gi wóorul daal bi mi ngi waaj ma bu sama kaw dama bëgg nga autoriser ma à avoir un domicile séparé. bu ko defee juge bi day jël une ordonnance t'ordonnant à même aux frais du mari à aller résider autrement. wala nga dem dëkk seen kër en attendant domicile bi présenter des garanties de sécurité. est-ce que comprendre léegi bu fekkee xale bi dafa dem. ndaw si dafa jënd kër gi li nga war a jëkk def moo di wuti un huissier mu constater que ndaw si nekkul si kër gi. premier réflexe. piège a ngi foofu nag. deuxième réflexe bu constater ni nekkul si kër gi il faut nga yónnee ndaw si li ñu tuddee une sommation d'avoir à réintégrer le domicile conjugal. moom dana tontu huissier bi dana nu huissier bi ñëwuma. huissier bi mentionné ni ñëw. au bout de 15 jours nga constater que effectivement rejoindre le kër gi à partir de ce moment la faute est établie. mais li ngay wax ni c'est vice versa. mais ku mu nekk ku góor ki non xam nga ku góor ki ñu góor ñi ñoom baara dañuy jékki-jékki ni fees. toog une semaine wala 1 mois 2 mois. xam nga baara bu amee ñeent. jëkkër ji du ko. war a def fu nekk 2 jours. mais su waree yoree benn su yoree benn nag. waaw mais bu yoree benn saa. waaw benn boobu mu yor gis ko wala mu yor ñaar. di aaye ca ñaareel ba rek. bu boobaa aussi mu def la même chose. gis nga maître. doy ban dogguma ko de. wala ngay aaye ca awo ba rek. xoole boo xoolee. abandon de domicile conjugal dafa ànd ak abandon de famille. les deux vont de famille waaw njaboot gi la. da nga waa ji léeg-léeg ñeenti at ndax bu ko Ndoye Bane ne ndax yaa ngi dundal sa doom mun la non. gis nga piège bi nekk mais nee na xamul fu mu nekk. Ndoye Bane xam nga piège bi ci nekk si jigéen ñi xamuñu ko. Ndoye jabar ji bi mu koy jox convocation moom xam na fu mu nekk. xanaa ndaw si am na papa ndaw si am na yaay am na sœur am na ñu ko mayoon. ñooñu ñëpp duñu mun amul seen numéro. gis nga lii mooy piège bi nga xam ne peut-être situation bi daf ko arrangé woon parce que joxewul dund joxewul dara. moo tax mu duré 4 ans. parce que léegi la preuve situation bi daf ko arrangé. dame bi moom mooy jël initiative moo indi convocation pour divorcer moom 4 ans il se complète. waaw xamul fu mu nekk. jéemul sax lijjanti fu mu nekk. donc il faudrait que aussi ñi di xam je suis persuadé que jabar ji daf ko attaqué sur ce plan là moo tax mu ne abandon de domicile conjugal. parce que bu abandon di am moom mi toog 4 ans xamul fu jabaram nekk moom moo dem abandon. wala bu jabar ji génnee dem la te tàggoo. mais deful benn action pour wane ni jabar ji dafa gaañ. xam nga Ndoye Bane ban question laa bëgg indi foofu noonu loolu dafa nekk piège te jigéen ñi comprendre duñ ko moo tax nga expliqué ko dafa am solo. dafa am da ngay xooloo sa jëkkër ci guddi gi mun la fase naa la may naa la sa baat génnal jëlal say bagage te dem loolu fekk xoola lu restant laa lay nettali nii jëlal say bagage nga dem après yow nga yem say bagage. loolu jigéen guñ ko wax bu mu dem. bu mu dem. voilà. mais su dee fanaan ca saal ba bu jëlal sa ay waajur yi leen maye woon. waaw jël leen comme témoin xëy suba
jël sa certificat de mariage bind juge bi. voilà. nga demande juge bi l'autorisation d'avoir un domicile séparé parce que devant sama papa ak sama nijaay nee na mën naa jël sama bagage yi jël. que nga xam ni man jënduma de mon gré moom moo ma jël. moom la génne. mu am këyit. ah mais devant témoin kay kon jigéen suñ ko fasee bala moo génn na am këyit. kon jigéen su ko jëkkëram ne may naa la sa baat. mais may naa la sa baat du fase. waaw la léegi nag bala moo génn kër gi. na fexe ba am këyit. je te donne un exemple na leen ni may naa la sama baat yóbbu tribunal pour expulser la pour nga jënd. waale góor gi nga xam ne nag. mais boo nekk ci kër gi moo lay dundal non. mais déggoo li ma la wax tant que sëy baa ngi am. waaw tant que sëy bi tribunal tas ko ba mu définitif. waaw mais Pape. moo la war a dund Pape. obligation d'entrée. non Pape su fekkee baara mii. moo nekk kër jabaram. ñu tëdd ba guddi jabar ji ni ko may naa la sama baat génnal sama kër. génnal sama kër mais baara bu nekkee si kër gi. waaw baara moom moo fixé domicile conjugal bi foofu. non moo nekk kër jabaram. mais même bu dee kër jabaram. yow bu la neexee nga jël sa jabar ngeen ko ñëwal suñu kër gu mag fële. nga sëy foofooy kër gi. waaw foofooy domicile conjugal bi. waaw elle a l'obligation fekk la kër gu mag. non jabaram. mais déggoo li ma la expliqué. non baara kër gi mu nekk kër moom jabar jee ko këram yow nga fekk ko foofu. waaw yow la fekk nga fekk ko foofu mooy foofu nga établir le domicile conjugal. waaw léegi su la sa jabar ne may naa la sa baat bëggatuma la nobatuma la génnal sama kër. mais moom domicile conjugal bi moom génn fa. kon baara bu mu génn. mais bu mu jël. ah bu mu jël. même bu ma demee sama kër jabar bu ñaan ma baat. mais baara nee naa la. tribunal moo mën a tas sëy sa obligation cohabitation bi lu ko mën a séparer autorisation du juge d'avoir une résidence séparée ou sëy bu tas. même lu durée bi yàgg ci juge bi da nga war a toog. waaw mais léegi da ngay toog def la war a dundal te loolu jigéen ñi bari xamuñu ko. bu fekkee sa jëkkër daf la ne sa jëkkër daf la ne may naa la sa baat génnal sama kër. mais nga bañ. waaw léegi bañ nga. waaw léegi boo demee tribunal pour demander juge bi mu jox la. autorisation séparée. léegi procédure boobu day yàgg wala du yàgg. non kooku procédure d'urgence la. juge bi mën na rendre ordonnance sax bu fekkee dafa toj sa bopp nga produire sa ay certificat médical ak rapidement. bu amul toj bopp ak tribunal nag léegi des fois affaire dafa yàgg. bu amul toj bopp amul dara. kër yi xumb na allo. kër yi xumb na allo. allo oui ma ne réseau de Louga bi xumb na de. ma ne kër yi ci boppam moo xumb. réseau mais dafa am lu xam ne sama sëriñ moo ko wax léegi mais bu dee l'islam même bu la fasee da ngaa war a toog ñetti weer ci biir kër gi. mooy idda bi waaw. waaw ñetti weer waroo ko waroo génn kër gi te yaa koy dundal da nga koy jox dépense dara am du manqué. mais loolu sax loi bi da koo wax. ah. loi bi mooy li Pape Jean di wax. parce que rek mu dem parce que ñetti weer yi li ñuy wax dafa toog idda ñetti weer yoo xam dafay fóot ba mu wét ba mu set wéy. waaw fii nag loolu amu fi de dañ naan la fase loppa nag gi nga génn ci saasi. mais loolu du yoon. amoo droit waaw dëkk bi li fi dëkk bi li fi yoon daa bari nag. bu fekkente ne nag xale bu jigéen moomu dafa na yóbbu ca dama koy si yokkal sax benn affaire. waaw. fase naa la. loolu la ñu tuddee répudiation. c'est formellement banni par le code de la famille. képp ku ni sa jabar fase naa la. waaw. yoon bu ngeen demee tribunal yoon sa kaw lay dal. ba pare naan ko ñetti parce que on considère que tu l'as répudié. waaw parce que mooy li ma la wax léegi xam nga yéen. amul gis nga nag yéen non man waxuma l'islam de man code de la famille. waaw xam naa ma booleeg l'islam. baara ndey jël attaqué ba kii pour couper. baara man code de la famille laa la wax. waa déglu sa waay waaw. parce que islam daa fàkk jëm nii lii mbirum àdduna ñoom ñoo fàkk jëm nii mais islam moom dafa wax ne na nga toog ñetti weer yëpp de ci biir kër gi amul droit génnal te sa dépense bi dara du manqué su fekkee da ngeen ni xeex nag ah su ñuy xeex non xeex boobu moom bu dee boobu moom dafa war dem ma xeex moom gaañante bi bëgg am rëy ci biir kër gi te abxatul xalaali indallahi atalaaxu dégg loolu alxuraan la bu fekkente ne bu nitu leen nag carrément ngeen di xiiroo comme ay xaj kooku moom dafa war a dem dafa war a dem kooku moom bu fa toog ndoy ba laaj est-ce que ku góor ki am na droit andi gelam waaw moment boobu la est-ce que ku góor ki am na droit andi xale ci kër gi di ko naqaral ak di wax ak jigéen déet xaw ma de ginnaaw c'est mooy tam da ngay gis séparation de corps am na ñuy déglu jamono ji émission ba jabar jaa nga ca saal ba wala waa jaa nga ca saal ba ndaw sang ci néeg ba pendant des années kooku séparation de corps de fait la rek gars yi dañuy bersee néeg guddi gi ñu raam yoot dugg rek la li ñuy rek li ci waaw mi waaw wuy ma am na phénomène bu xew léegi fii Sénégal da ngay gis ay xale yu ndaw am même pas 30 ans am ñaari jabar tabax seen kër ut seenum néeg
ut seen néeg fële ca kot maanaam ci ñi ngi ci kër gi. aawa bi am na mu néegam ñaara bi am na mu néeg mooy yëfu paa yooyu. ut ab néeg fële. léegi ku aaye ñëw ku aaye ñëw fa. ak xale bu am 30 ans gis nga nag man loolu ànduma ci. gis nga góor da ngay dem fan bu dem dëkki sa néegu jabar. loolooy dëgg. loolu mooy dëgg. waaw mais non jigéen ñi liñ leen di def jigéen ñi liñ leen di def nga loolu wuy ma loolu mag ñi ñoo ko daan def. mag ñi ñoo ko daan def. da ngay dem ba am 70 ans nekk mag. xam nga nekk mag sa jabar njaboot. nga xam ne xale ay mag la ñu nga def loolu. mais xale 30 ans di jaay kokk la dooj denc am ne dama ne takkoo sa jabar du sa sœur. du sa kii da ngeen a war a doo ko lal bi bokk mbàjj mi di tëdd nelaw. looy nooy daw non du aay ba amul su aay day ñëw. gis nga gaay seen berum néeg bi ca berum néeg bi ca néeg ba la ñuy nekk di dekk ci WhatsApp bi. ci WhatsApp bi la ñuy ne. Ndoye Ba. ci internet bi gars yi ber seen néeg yi nga naan ma la. ak ba pare di liggéey ci liggéey ay copains yoo xam dañoo ber seen i néeg. seen jabar yi defee ñu ber seen i néeg. Ndoye Bane feros mu ngi lay dégg de. foo ko fekk Ndoye Bane daf la naan. non feros bokkul feros man la àndal. Ndoye Bane lu ñuy ber dañ la naan businessman la. wala sëriñ la damay ñaan. daam lu may ñaan ak damay wér de. damay business nit ku nekk may soxla. waaw. xale bu jigéen bu baaxee ñëw mël foofu. waaw fekk la mu jiital maa la dayeen. waaw nga di ko heure bu la neexee ñëwal sama kër. waaw yow damay ñaan waaw si gis naa ko. yooyu la ñuy def. foofu ci état bi yow foo ko gisee. maa ko gis. dëgg la nga ko gisee. yow gis na ko. man ci heure bu la lay dox baara benn néeg kii heure bu la lay dox. dama ni jigéen ñi dafa gis ko heure boobu. baara kii war na ban heure lay dox ko gis loolu. baara sama congé bi am na ñu yàkkamti woon nga xam ne yàkkamti woon ma reprendre ko waaye dinaa ko reprendre. bu ko jigéen nañu bàyyi xel ci beru néeg bi gars yi def seen néeg kii ban heure lay dox ma gis loolu. naan ay dama amee gan ak damay wér dëgg damay jàng alxuraan ak damay jàng yi kenn dañuy sóob ci WhatsApp bi leen nekk di wax ak seen ay gan moo gis am na àllarba nag jànguñu dara lañu jàngul jàng moo gis am na àllarba de ban àllarba non waxuñu chaque jour mën nga sax soxna mën ngaa nekk ak moom te xam nga nekk ak moom mais tey loolu sécurité la sécurité la sax jigéen danga koy nambaxte ko la dama ni jabar soo ko weree da ngeen a war a bokk néeg bokk lal. xëy na yow heure bu la dox. naan dama la cohabitation ak temps yi daal wuy ma mais projet bu tàng. projet boo xam ne yow. projet la mais sa kër nga fa am. ak naan daam yu may sangu daal baara baara ak naan daam yu may sangoo temps yi baara ak naan daam yu may sangoo daam yu may sangoo temps yi 6 mois ngay sangu. mais nit day sonn nag. non ban sonn non d'accord naa. waaw kon nga woyam ci benn. allo. woyam ci benn. allo. waaw sa waay. allo. nu mu demee. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax. ma ne. waaw. bu leen fooyee diine. ban diine. diine jublu man de kot. ban diine lañ fooyee. diine islam. ku ko fooyee. xoolal kot. waaw. kot. jullit waru ko dund. lu tax. kot jullit waru ko dund yëfar la ñaan ma la. yow sa carte d'identité bi code la. ah. sa carte d'identité boobu code la ko jox. carte d'identité këyit rek la. déedéet mais code la. ci ngay fayeeku. mais du dara. dara la kat lu tax nga wut ko. yow code nga wootee nii di. bu leen fooyee diine ji ma ni. waaye bàyyi wax dafa am ñoo xam ne dañoo yaakaar ne ñoom moom diine ji. wala fi diine yàlla ji. papa yi kenn moomu ko. kenn laa wax moomu ko. fii dañu waaye yow dama ne carte d'identité yi fu mu jóge du ci code yi. organisation code dafa indi acte de naissance extrait de naissance indi fi carte d'identité indi fi passeport indi fi certificat de mariage. loolu soo ko deful ci jamono jii ne loolu règle société bi terewul nga nekk jullit di dund see fi dund non c'est que Sénégal dañoo tàmm ngay wax say wax ñu ñëw naan la ay yéefar ngaak yëfi yéefar yi fii kenn xamul fii ku dee ak sa bàmmeel kenn du ñëw naan la di la jàppale suñu lay mbugal wala suñu lay yóbbu àjjana kenn du ci jàppale kenn li nga liggéey fii ci àdduna moom ngay fekk ci sa biir bàmmeel muy lu baax muy lu bon soo fa defee lu bon su lay sawaay yàlla yu dóori yar kenn du mënu laa wàññil yar yam lay dóoru
mais dëkk bi soo dee def rek ñu naan la code yii ci fii lañ ko fekk te ay nit kilifa diine ak ay kilifa aada ci wet gépp ñoo taxaw tënk code bii. am na ci loo xam ne arrangé na diine l'islam am na loo xam ne arrangé wul diine l'islam am na lu arrangé diine catholique am na ci lu ci arrangé wul diine catholique mais terewul boobu ba léegi nit ñaa ngi ciy dund di ci liggéey normalement te terewul tey jii ñu ngi dund wi di woor di jaamu yàlla nu mu ñu war a nañu war a jaamoo yàlla mais tey jii mberum néeg bi jigéen ñi nañ ci def enquête parce que yii ñuy wax nii arrangé wul mbir a ngi ci de ka ji kot ci boppam mooy bëggu nanguwul nga abandonné sa jabar ci kaw lal bi su guddi jotee mu soxla la nga daal di ber seen néeg fële naan da ngay jàng alxuraan naan da ngay jàng xasida alxuraan ji ngay jàng yàlla ji ko moom àndul ci loolu ngay def code bi sax da ko tere xasida yi ngay jàng ko bind àndul ci li ngay def sa soxna da nga ciy yor di jaamu yàlla njàngum alxuraan jaamu yàlla la soxna si di ci liggéey ci soxna si jaamu yàlla la moom it muy jaamu yàlla ci yow dëgg yàlla gaa yi loolu xam nga ne jënd sa drap bu cher jënd sa drap bu cher doy baax ak say cuuraay jënd say cuuraay yu baax dañ leen koo jënd def say arsenal sa néeg ba mu baax mais dara doo gis góor doo ko dégg mu néegam la nekk ci benn pantre salaamaaleykum wa rahmatulah saa yi na ngeen def ñaa ngi sant Ndoye Bane ça va man na xam naa waa rajo bi namoon nañ ma nag mais félicitations merci beaucoup Kakana bon kii nag c'est benn kii la bu ñoo xam ne Sall waaw kay jaajëf waay bu koy defee Pape Jean boobu li mu doon expliqué waaw bon xam nga yi mu jël note xaw na bëri waaw moom bëggoon nañ vraiment mu leeral ñu bàyyi ko mu leeral yu bëri loolu am na mu leeral yeneen yi si def d'accord suñ ko joxaatee ñu bàyyi ko baaraam mu leeral waaw loolu dinañu amal njëriñ trop jërëjëf merci beaucoup 88 628 14 14 am na ko doon woote sànq ñetti nit a ngi doon wootee ndoode ñu bàyyi jël nit ba pare nag daal di bàyyi Pape Jean Pape dama jëloon conseil ñetti weer waaye am na ñoo xam ne yàkkamtu ñu woon ma ñëw dëgg gi dañ koy wax rek allo salaamaaleykum waaleykum salaam monsieur le maire waa kookana ñu koy Serigne Malick Sall balaa dara waaw ma lay ñaanal lépp loo bëgg ci yàlla na ko yàlla def ci amin waay amin waaw man nag danaa ñëw rafetlu émission bi ngeen am yi waaw waaye dama bëgg ngeen xam ne l'islam waaw moom ak li xew dañoo waxtaan sunu maam Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum loolu ma suñu borom dolli leeram dëgg la fa waxoon njàngal ba am solo nee na diine dafa ñëwoon ne aada kaañ waxtaan waaw gis nga lépp lu jub l'islam du ko dàq waaw parce que da ngay gis koo xamante bi nee na yee yaay borom xam-xam la ba pare te dafa jëng ci ay njabootam waaw nee na yee yaay jàng na waaw nee na yee yaay dina tàllal loxoom gaa yi tàllal mu ñaan tufli waaye dafa jëng loxoom te moom wóor na ko ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp xamoon nañu ki mu gën a bëgg waaye lépp lu mu daan séddale dañ ciy yemle imagine nit ko mën a bàyyi sa jabar ñaari at ñetti at doo ko xool nga toog ba heure ba neex nga fase ko ñeneen lislaam nee na nag na nga toog ci kër bi déedéet xam nga lislaam lu taxoon mu wax waa ji na toog ndaw si na toog ci kër bi xam léeg-léeg yambar bu mel ni Moodu Jang bu fasee jabaram fekk boobu dafa am lu taxoon waaye ay dagguwaaleem ay jekkaayam ak ay yi muy sol noonu te dañuy bokk néeg bi nag loolu muy réalité bi waaw